ba à 30 jours des élections mu ñëw jël le DER nee na moom lay politiquer. Le DER c'est pour tout le Sénégal di leen laaj seen carte d'identité naan day financé premièrement financé jarul carte d'identité photocopie carte d'identité lan lay laaj moom la Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di laaj avec 100 millions pour les femmes de Tivaouane te commencé wu ko ci élection juróom-ñaari at ba léegi mi ngi financé femmes yi ki ko mën ak ki koy jéem bokkunu ñu leen di laaj seen carte d'identité musul am benn financement fii ba banque mondiale correction ñu ñëw ni Abdoulaye Ndiaye Ngalgou dëkkul Tivaouane ñu wax loolu jeex ñu dem ba si biir ñu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou day am ku muy jàppale Abdoulaye Ndiaye Ngalgou jël 15 millions caution dem fay defar ay liste préfet ni ko d'accord naa sa liste mën ngaa dem ba léegi nag bàyyiwuñu parce que sondage yi ñu def tey yi ñu def ñoom xam nañu bu ñu génnee li ñuy wax ak li nekk ci biir duñ ko wax sondage yi ñu def tey mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou est devant eux mu ngi seen kanam foofu yàlla na yàlla lafal cat loolu nag su mënee am ba léegi saay-saay yi bàyyeeguñu ndaxte ñu ngi xool nit parce que bu ngeen xoolee toujours rek nit yi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou la ñuy jéem a foqati parce que xam nañ ni moom mooy waa ji parce que xam nañ ni moom moo am majorité parce que xam na ni moom moo leen raw léegi nag Pape Moussa dafa wax benn opération bu am solo muy opération foqati lépp lu mu leen jaral ñu jël sunu nit dinañ ñu jaral ñu foqati ko mu ñëwaat ci ñun loolu ñoom nan ko xam Absa mii ñëw na tey barki démb ñoom Kacha Obal am nañu ñëw ëllëg ñeneen ñi nga xam demoon nañu nañ leen jëli foqati leen ñu ñëwaat donc loolu laa bëgg mu leer bu loolu weesoo ñu jëm ci ay élections muy le 23 janvier Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nekk un Tivaouanois am un rendez-vous entre lui et la population de Tivaouane ngir yàlla maa ngi leen di ñaan Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a un bilan Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a un bilan au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des sports, au niveau de l'économie, au niveau de la vie professionnelle, au niveau du relèvement du niveau social. Donc maa ngi leen di ñaan ku mel noonu bu nu bàyyi change bi mu dem ndaxte ñi fi nekk mënuñu kii mën ak kii jéem bokkul ki fi nekk mënul parce que nee na moom maire intéressé ko woon dañ koo dab ci yoon bi jox ko maire donc kooku kon na wàcc keneen ki si des yaakaar naa ni mag la ku dem ba am 75 ans bu nekkoon suñu waajur dañ naan ko demal nga noppalu parce que suñu dëkk bi dootuñu ko jox koo xamante ni da ngay toog 2 heures de temps di nelaw donc dañ koy jox gentleman bi toog muy le président Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di le maire Abdoulaye Ndiaye Ngalgou donc il ne faut pas rater l'histoire juróomi at dafa bari Tivaouane buñ koy jox nan ko jox ku nu xam nan ko jox ku nu doy nan ko jox liggéeykat nan ko jox ku ambitieux ku am programme ku am vision te kooku c'est le maire Abdoulaye Ndiaye Ngalgou donc nan ko jàppale bu baax maa ngi lancé nag un appel ak waa école 4 mënuma terminer te waxuma ak waa école 4 parce que yaakaar naa ni tey le président a beaucoup investi au niveau de l'école 4 les investissements là daf li ñu beral loxo nit nag bu la beralee loxo da nga koy won lan moo tax nga beral ma loxo donc école 4 nan ko gagné école 4 nan ko gagné école 4 mënuma nag tëj te defuma une mention très spéciale parce que monsieur le maire
ñun fii on a la chance d'être unis ñun fii duñu def dara te woote wuñ suñu biir donc may defal une mention spéciale à nos braves femmes ñoo xam ñoo ñu jàppale muy Adja Degen Fall di Adja Jeewo Mbay Adja Fat Bintou Adja Maymuna Sow Adja Lale Sindou Adja Mati Thioub Adja Nday Mbow ak sunu yaay Kole Thioune di wax nag sunu góor ñi Papa Khalifa Fall sunu mag mu ngi nii taxaw suma frère Ibrahima Sankhare est là Ibrahima jaajëf le président Ramon Kota est là Ramon Kota jaajëf di beral nag la Lion du Kayor muy sunu yaay Adja Biti Loxo Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar yaay booy ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziar di la ñaanal yàlla li nga bëgg sa njaboot yaa ko xam donc di beral nuyoo nag mon ami mon frère le président Matar Diouf le président Matar maa ngi koy beral nuyoo di ko jaajëfal parce que nag ànd bi rafet na te vraiment li ñëpp wax mooy dëgg Matar a beaucoup investi au niveau du meeting Matar jaajëf gaa ngeen jëf donc maa ngi santaan ñëpp bu baax di gërëm ñëpp bu baax di leen jox rendez-vous nag ci biir campagne bi parce que campagne bi on va parler des 7 merveilles c'est le programme de Abdoulaye Ndiaye Ngalgou incha allahu rabbi yaa ngeen jëf. jërëjëf. waaw wallaay waaw Ndiaye Matar Diouf Matar xamoon na am ndam Ndiaye Matar Diouf tax na ku ne na mat nan lay gàng na mu mel tax na ku ne na Diouf Ndiaye Matar sunu doom nga sunu jarbaat nga da nga neex a àndal nag bruit bi li muy bari jikkoo ko waral am na noo doon demee nit ñi bruit bi du demee nii mën na noo ñëw bu ñu ñëwee dañuy dem yóbbaale seeni xalaat te du tere nag ku xëy dinaay wax ni da nga lekk da nga naan waaye yëg gi nga am ci aajoy doom ngeen baal ñu li duuf ci cin li duuf ci nag wi xajul ci cin li xam nga ñu fi nekk depuis 16h30 ba 23h yaakaar naa ni loolu mbëggeel la ak cofeel ak ngëm-ngëm kon su loolu amee nag ngeen baal ñu jàllale message yi ñu bëgg a jàllale incha allah lépp lu ci waay war a am rek ci kattanu yàlla di nga ko ci am gis na sama mbokk yi jóge kër Baba Alima xam naa duñu sañoon danañ ma dugal gis naa sama mbokki lawbe yi gis naa sama mbokk yi jóge Minam waaye nag dama leen di ñaan ngeen may ma jàllale tuuti message ginnaaw bi ñu nuyoo le xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour di ko nuyu di ko ziar di ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi jël nuyoo bi mu tegal ñu ko ci loxo bépp xalif généraux bu nekk ci biir Sénégal rawatina mbokkam mu baax ma tedd ma ca Touba Mbacké Serigne Mountakha Mbacké ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu le xalif de kër Cheikh Marouba Gueye mi nga xamante ni que penc mii ñu toog moo ko yilif di sunu papa Serigne Moustapha Gueye xam ne demoon léegi ci moom mu ñaanal ñu rassuré ñu wax kàddu démbam dëggal ko tey kon moom tamit Gueye ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal gudd fan ak bépp njabootu maam Cheikh Marouba Gueye di ci teg sama waajur di Alaaji Birane Diouf ma la toog di bàyyi boo xam ni lu ñu mën ginnaaw yàlla moom la ñun musuñu dem vacances musuñu dem kër ndiyaay musuñu dem kër baay musuñu dem kër kenn moom moo nu yar til ñu boppam dugal ñu école génn ñu école
jàpp lañu yóbbu ñu tukki te ba ñuy tukki suñu benn morom tukkiwul ci Tiwaawan kon papa dañ lay wax jërëjëf di ci teg suñu yaay gi tedd ji di Ajaratu Ndumbe Seck moom aussi tamit bis bi ma njëkkee taxaw fii lang dani ma foo neex taxawal nga jël micro nga wax amul benn góor bu lay def ni la sa yaay nangam jëlal micro nga wax lu la neex waxee ko fu la neex kon yaay maa ngi lay sant di la gërëm su ma amee fit yaa ma ko yokk jërë nga jëf ak sunu moromu yaay yi ñu dëkk ci quartier bi yépp nag ñu ciy jiital Kumba ñu ciy jiital Kole Cuun borom école 4 dama koy dégee di ci teg sunu yaay soxna Ami Njaay mi nga xamante ne que ñu ngi fii fàtt ko wérul ñu jël bâche bi teg ko ci buntu këram ak sunu yaay yi fi nekk yépp di nuyu sunuy frère yi nga xamante ni que tey organisation bi dañ ci sonn depuis mën naa wax ni plus de 5 jours nelawuñu ñi ngi jëli ay bâche ñi ngi jëli ay barrières ñi ngi lal ñi ngi defar añ ñi ngi jëndi boisson mooy waa ànd taxawu Matar Diouf te seen frère Khadim si la jiite ko ñu ànd ci ñoom Abdou ñoom Bala Toli ñoom Omar suma limee damay juum kon ñoom su fekkee ni que temps bi jotewu leen ba joxuñu leen micro bi danaa leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci turu waa section école 4 di nuyu les frères de Matar Diouf muy ñoom Pape Matar Ndoy ñoom Mara góor a wérul teewul ñëw na Pape Cissé dafa am empêchement mi ngi Louga ak ñi ngeen ci àndal ñëpp ak ñoom Serigne mii nga xamante ni que moom sama frère bopp la fajar lay yeewu jël samay doom yóbbu ñu jàngi su wàcc jotee mu jëli leen Serigne yow tamit dama lay wax mention spéciale ñi ma ciy teg mooy les Amazones de Matar Diouf ñi nga xam ni mën naa ci lim Xayri Thiam ak ñi fi nekk ñëpp kon ñoom tamit dinaa leen nuyu di leen gërëm di beral nuyoo nag suñu benn yaay boo xam ne wérul yàlla xam na ni dañ ko hospitalisé mu génn defagul 10 jours ni nañ ko tegal 16 mu ñëw yendu ak man ndax su ma daan mobiliser wala du élection jotee moo daan gàddu oto yi di dugg ak génn ñu koy wax Ajaratu Ndey Boy mention spéciale di nuyu nag sunu soxna yi su ma nee sama soxna yi nag damay wax Abi Sène li ma waroon a wax ci moom Amenda wax na ko di wax Ndey Ngor di soxna Pape Moussa sama rak di wax soxna Dame mii toog di Aminta di wax soxna Abdou Sall di wax soxna Thierno Thioune ndax ñooñu ñooy ànd ba 3 heures à 4 heures du matin suñu ñëwee kenn ku ci nekk di raam di dugg sa kër ak Demba Si mi nga xamante ni que moom aussi mi ngi Tivaouane Olof di toog tey ji la waroon a wàcce soxna mais dañu meeting bi moo tax mu renvoyé ko ba demee kon kooku mi ngi gëm-gëm ak conviction di beral nuyoo nag un frère mi ngi ba Italie di Ramon Kouta moom heure bi waroon na ko fi fekk yàlla def mu dem Italie nii day dem rooti pour ñëw ànd ak ñun ci xeex bi école 4 kon Ramon Kouta yàlla la yàlla indi ci jàmm nga indaale ay teraanga ba ñëw jàppale suñu frère bi di Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di nuyu nag suñu jigéen yu baax yi toog man duma limee damay juum mais amuñu seen fay Ablaye mbootaay yi nga gis yëpp wër naa fa ànd ak sunu sœur yu baax yi mbootaay boo dem dalay wax ni da nga sawar rek di ñëw mais ñun ba nu jàppee ba tey bàyyiwunu lu ne proposé nañ ñu ko nag mais Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lañ gis ak yow ak ñi nga àndal ñëpp kon yéen mbootaay yi fi toog depuis 16h30 xam leen ni mënuma teewuma fooy bi mënuma lim mbootaay yëpp waaye sant naa leen gërëm naa leen di leen wax ni dina leen góoral te loolu leen nekk ñoo ngi ca
di sant nag jigéen ñi nga xam ne ñoo section école 4 dinaa ci béral nuyoo nag sama mag sama xarit sama jigéen muy Dieynaba Mbaye. Dieynaba yow ak Lalla Fat Bintou Ndiaye ak sunu jigéen ba Maymuna Saw ñëpp xam nañ ne que frère am moo fi jóge démb la am juróom-ñetti fan mais kon dinañ ko gis ci organisation bi. Maymuna aussi fa mu nekk xelam mi ngi ci ñun di ñaan magam jooju yàlla na ko yàlla xare aljana. Dieynaba maa lay wax ne yow ak ñi nga àndal ak sunu yaay ji di Mati Cuun ñu gën ko xam ci Mati Cubu ñun amuñu lu dul yéen yéen a ñu mënoon a jaaxal te jaaxalu leen ñu du fekkoon da ngeen fi nekk di ñu séparer du fekkoon da ngeen fi nekk di ñu tànn kii laay waxal duma waxat kenn su boobaa dana metti ci ñun mais liggéey bi yombalal ngeen ñu ko comme ni ko mon frère Abdou waxee ñoo yëkkateendoo di tegandoo di duggandoo di génnandoo kon yéen aussi tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant imam Kébé mi fi jugee imam ku baax la buntu këram la xale yi di dóor bal di tuur ay añam di yàq ay bagaasam te teewul soo waxee day ree di wax ni man ak yéen ñoo far kon imam ñu ngi lay nuyu di nuyu sa soxna di nuyu nag dëkkandoo yi di nuyu sunu frères yi dëkk ci quartier bi di nuyu waa ASC jàppoo ndax fii ñu nekk terrain jàppoo la te xale yi fi nekk dañu takku ni dañu am seeni frères ñu investir leen ci liste yi kon ñoom amuñu droit dem fenn fu dul topp ci seen ginnaaw frères yi kon Malick Fall yow ak xale yi ci àndal yëpp ñu ngi lay sant di la gërëm ku ma limul nag jàppal ni suma xel mi ngi ci yow mais xëy na bët bi moo ko gisewul may nuyu sama frère man tey su ma ñemee école 4 gaynde gii moo ma jàppale kii mooy borom Tivaouane Olof kii mooy borom cité Sëñ Mansour kii mooy borom Koulingidiane kii mooy borom juróom-ñaari turandoo yi nekk Tivaouane Olof mooy bàjjen waa Tivaouane Olof mooy seen yaay mooy seen bàjjen yow Diop dama lay wax ni barki démb dafa taxaw buntu këram dal ni su Matar Diouf ànd ak mbott muy sox sax damay ànd ak mbott moom te Gaynde Njaay la man la li ma la waxoon nag maa ngi koy raffermer nee naa la jour élection yi nag laa lay jox nga togg añ dajale waa école 4 yëpp ñu dem dóor gaa yi ba nu tëdd ci kattanu sunu borom bi baal jooy sama yaay léegi nag ginnaaw ngeen baal ma damay dem ci essentiel bi parce que ay nit duñu sonnee ci yow yoon la nga gërëm leen loolu moo waral te fii Tivaouane la koo gërëmul mu ni tudduma waaye Ablaye Ndiaye Ngalgou la solution Gaynde Ndiaye yow mi nga xam ni yow yaay problème mu gaay yi El Hadj du ma ne mooy problème mu gaay yi mooy façon bu ne ñu koy def ndax Ablaye rek les gars ne dorment plus gars yi dinañ jox ay jigéen suñuy numéro téléphone ñu ni woo dinu message dinu jéem a iri pour taasal ñu mais amuñu boobu du dox numéro bu woote rek daan la bloqué gars yi ñu ngi woote di wax ne dañuy abal ay pick-up xëy na dañu cee bëgg a suruxal drogue mais boobu du jàll ñoo bañ soxlawuñu ko gars yi ñu ngi ñuy infiltré di nu jéem a suruxal waaye dañ leen di xamal ni leen incha allah ñeme bëre bañ bëre ragal bëre ku nangu bëre bëre rek bëre rek bëre rek te da nga leen di daan waaw parce que bëre mënuñ na xam nga ñoom suñu taxawee di wax naan Ablaye cas importé la
doyatul ñu naan Ablaye ñun lay liggéeyal léegi bàyyi nañ cas importé bi ak judoowul Tiwaawan léegi xam nga bu ñuy dem dañuy dem ci nit ñi naan leen Ablaye ñun lay wooteel kon jàppale leen ñu directement booboo leen dese Ablaye jàppalewul kenn Ablaye ci kontam lay liggéey ànd ci ak waa coalition ànd defar ñii toog fii nga xamante ni que li rappeur bi wax ni paa yu rafet yaa ngi fii maire yu rafet yaa ngi fii playboy yaa ngi fii ñeneen ñu ñaaw ñaa nga fële bëre rek Pa Moussa maa génne boobu bëre rek gars yi dañoo bëgg a bëre dañoo bañ a bëre mais gars yi dañoo boy gars yi dañoo bañ a bëre gars yi dañoo bañ a bëre te ku lekk avance daa nga bëre gars yi ku lekk avance di nga bëre gars yi dañoo nax le président Macky Sall di ko wax ni ko Tivaouane ñoo ko moom ils ont trompé le président di ko wax ni waa Tivaouane ñun leen àndal dañuy dem di dajale ñetti xale yoo xam ne amuñu carte d'identité di wax ni Kouly Nguidiane est derrière nous léegi leer na ñoom tabb nañ leen président jox nañu autorisation defar nañ suñu liste ndaañ bëri le 23 ku mën sa morom duma te yaakaar na ni fii la doole jële te incha allahu rabi daan leen may wax ni bëri rek kooku sama slogan la mais damay wax ni yéen waa école 4 mon frère Abdou yow ak Thierno Thioune mention spéciale Mouhamadou Ndaw sama frère mbii ni Dame mënoon nga du la neexoon da nga ni damay jël kaddu da nga futteeku di fecc jël organisation bi def lépp lekkoo naanoo dama leen di wax ni Ablaye ñun amuñu fayam parce que daf ñu tànn ci école 4 wóoluñu ci école 4 ni ñu mon frère damay dugg Fogny damay dugg feneen mais dama bëgg ngeen xam ni ma wóoloo ma Tabara ak sunu papa Modou Gueye et sunu frère Khadim ca kër Cheikh Awa Balla ca école 7 noonu laa leen wóoloo ca école 4 daal ni yee Lamine ak notre frère Baba Gueye ni ma leen wóoloo ca Jidda noonu laa leen wóoloo ci école 4 daal ni honorable député Yaya Diallo moom ak Buri Jenn ak Pape Moussa Diop ni ma leen yéene yi ma leen wóoloo ci école 6 ak IPIS noonu laa leen wóoloo daal ni honorable député bi nga xamante mooy sunu yaay Askan Sall ni ma doyee ca école 5 noonu laa leen wóoloo kon Abdou ñun amuñu droit à l'erreur ñun amuñu droit di nelaw man de sama soxna mi may dégg su ma nelawee 3 heures du matin la te fajar laay jug wallahi lekkatuma naanatuma ndax ndamu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou te su ma nelawee Abdoulaye Ndiaye Ngalgou dafa am ndam sama nelaw du ko fekkee sama poche du ko fekkee sama doole du ko fekkee loolu nag su ma ko defee dama defoon rupture politique ñuy wër di wax naan Matar Diouf il est mort politiquement waaye am jëmm joo xam ni il me comprend très bien ñu koy wax El Hadji Mbengue Diop am ñoo xam ne dañoo wax Ablaye looy doy Matar Diouf El Hadji Mbengue ni ko teengaa tee gaynde guy nelaw la teel te su jugee ñu xam ne jug na waaye jeena ba ma jugee ñëpp xam na ni jug naa mbootaay yi koo leen àndal léegi nag merci léegi nag fi may daanele mooy dinaa nuyu suñu sëriñ Adi Sy Dakar la jóge moom ak honorable Yaya uniquement pour meeting bi kon dinaa leen sant dinaa leen gërëm sama papa nag Siré Sey papa maa ngi lay xamal ni la Siré ngeen baal ma papa Siré mi toog def nañu doom ci coalition téye nañu jàpp nañu jàppale nañu
mi ngi ñuy digal mi ngi jàppale Ablaye comme yéen ñaar ay xarit benn bëkkan ngeen dinaa la ko seddeel mon frère yee Lamine borom ànd nawle mon frère Lamina Thiandoum su ma limee damay juum yéen ñëpp suma xel mi ngi ci yéen léegi nag fi may daaneele dafa am ñu waxoon démb ci benn réunion ni meeting bi du àgg tey nee na ñun dañuy xuloo meeting bi du àgg dañ ni meeting bi du àgg ndax nangam meeting bi nag 16h30 la commencé mi ngi dem ba 0h kon kooku na xam ni amatul pexe bëre rek. merci beaucoup jërëjëf. asalaamaaleykum waa Tivaouane maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq tey baal ñëpp àq di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi mbokki Tivaouane xol sedd na wax ji nag du bari day gàtt ta saf ma dugal suma bàyyi suma président Abdoulaye Ndiaye Ngalgou waaye dama ne dugal gene ku ko luppe ñibbi fi nga dëkk te xam nga looy ñibbee ay jooy di ñibbi di ree nag daa gën di ñibbi di jooy Ndakaaru laa jóge bis bi rekk ma indi bu jeexee léegi su ma bàyyi yeewu ma damay teg wàccu bi léegi delluwaat Dakar incha allahu rabbi bu soobee yàlla kon mënu ma fee ñëw ba dem te gis loo xam ne njariñu gu réew mi la te duma ko wax dama ne li ma samay bët may laay wax ci suma làmmiñ billaahi wallaahi wa taalaahi ku nu fi fal maire ku dul kii toog yàq nañu ko barke Sëriñ Bamba ku nu fi fal maire ku dul monsieur le maire mii toog Abdoulaye Ndiaye Ngalgou yàq nañu ko dama ne nit du nax boppam doomi aadama bu ne li ëmb soxlaam xelama ko ñulu jëbbal ko xolam mu yekk ko taaj ko signalé ko nit ñi ñu xam lim nar bari na ay nit yooyu fal dem ba ci biir naan bett nañu ma xoolal seen kanam dama ne ku suul bu la nee fal ma ñu nga regg da lay nax balaa mu laa reggal bopp ndax moo la gën a xiif ku sañsewul ne la fal ma sañsel la da lay nax ndax balaa sañsel boppam sañsel la ku la dama lay yóbbu na fekk mu nekk ci yoon mbaa mu yegg ku ñu yóbbu dana lay fekk ci yoon waaye dama lay yóbbu ba pare tëdd yi nelaw da lay nax dafa am nag meer ak xeer dama bëgg ngeen yeewu tur ubbi seeni xel xeer boo ko falee boo dalee ci kaw gaañu bu dalee ci sa kaw gaañu meer nag boo ko falee mu teral la sagal la sigil la yëkkati la yiir la ndamal la te meer baa ngi nii toog kii mooy meer baa ngi nii toog doomu aadama boo gis nag ci àddina ñett yi da koy ëmb muy la mu bokk ak la ni ko boole ak la mu doonul dara nit day yeewu sabar yi neex na baax na lool way yi baax na wax ji saf na communication nangam ak sangam porte-parole mi la commune yooyu yëpp baax na mais dafa am loo xam ne mooy politique damay géeri sañ sa ba rafet fàtte say fetal boo yeggee yaa fa bàyyi sa bopp tuy nan lay def nga dee nit du nax boppam jaaxaan di saw di koy dugub la balaa kenn di tooy yaay di ko tooy munoo ne damay fal nit te amoo carte électeur munoo ne damay fal nit te amoo carte d'identité nan waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg nanu dem uti ay carte d'identité taf takku ba dëgër waajal le 23 janvier yi ñu fal monsieur le maire au premier tour gàcce la ci ñun le 23 janvier ñu naan monsieur le maire mi ngi sore ak gaañ ñi 19h 20h gàcce la lii sunu sax mooy 14h wax ji jeex te billaahi wallaahi wa taalaahi bu ngeen ko falee fal seen njariñ kii rek na démb tey soo yeewu sama baay gii moo sama baay la woon boobu judduuma keroog bi ñu may génn ci jëppal mi ngi ci bâche bi toog nit dañuy gis nit di ànd te duñu xam fan la ànd ba sosoo kii moo samay baay la woon du mag moom kon ga ma yaroo ci Castor moo ma yar sama kër maam naan na fa ataaya waxtaan na fa def na fa lu ne ndax sama xaritu baaya bi ma saa baay waxee kii mooy kan dama xam ne kii wax dëgg yàlla dimbali jooba la ko tax a jug waaye soxlawul meen nit nag da ngay xam li gën ci yow nga def ko te bañ a lor sa bopp takku leen ba dëgër
engagé wu te jël seen i carte d'identité ak seen i carte électeur te jàppale monsieur le maire fan ko mooy fan seen bopp mooy tane seen bopp mooy sigil seen bopp au premier tour balaa 14 heures mu tàggoon ñëpp wax di jeex. honorable député Yaya Diallo yàlla nga dund jigéen ju man góor nit ku yàlla baaxal jàppale son excellence président Macky Sall nee naa ko président bu amul fukki député yu mel ni yow Yaya Diallo wax ji jeex Yaya yàlla nga dund yàlla nga wér yàlla sa jàmm yàgg. ki may indi nag mooy Talla Samb sama DG bu baax boobu ma bëgg ngeen tàccu ma ko bu baax a baax Talla Samb doon ni Tiwaawan na di def lu baax ci dëkk bi waaye fekk ñu Ndakaaru di sunu nawle di sunu wëllëre di nu teral asalaamaaleykum mbokki Tivaouane asalaamaaleykum mbokki kër Cheikh Marouba asalaamaaleykum sunu xarit sunu partenaire di xale bu am jom di sunu frère Makhtar Diouf maa ngi nuyu section école 4 yëpp ñi nga xam ne ñoo ko composé di jiital ci nuyoo bi le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour di ci teg Serigne Moustapha Gueye xalif Cheikh Marouba Gueye yàlla def na Serigne Moustapha yàlla daf ma booleeg moom li jiitu tey mu nekk sunu xarit nekk sunu lépp nekk sunu kilifa bi may ñëw fii di engagé wu ci politique en 2017 boobu yàlla def na ma amante waa kër Cheikh Marouba 2019 élection présidentielle yi dafa def lu am solo dafa jóg ànd ak njabootam dem vote yi ma fekk école 4 mun ma yow rek yaa ma jaral ma génn dem vote ji Macky Sall donc Serigne Moustapha Gueye maa ngi koy nuyu du nuyu porte parole bi nga xam ne moo fi yëkkati kàddu yu am solo léegi maa ngi nuyu sunu frère Abdou Sall di ko sant moom aussi ci taxawaayam di nuyu sunu frère Ibrahima Sangaré
maa ngi koy sant moom it ci taxawaayam di nuyu sunu frère Thierno Thioune di nuyu Adja Bitu Loxo Diop di nuyu Jeewo Mbay di nuyu sunu frère Pape Khalifa Fall di nuyu Dame ñu lay sant sa taxawaay di nuyu Lalla Si Ndour di nuyu Moustapha Dem di nuyu Mati Thioune di nuyu Ahmed Ndaw di nuyu aussi sunu frère Ramon Habib Diagne di nuyu Sofia Mbaye di nuyu Abi Diouf di nuyu Mère Kole Thioune sunu yaay di nuyu Abi Sène sunu soxna ñu ngi koy sant aussi taxawaayam di nuyu sunu kilifa bi nga xam ni moo fi nekk di wayjuru Matar Diouf di sunu tonton Birane Diouf di sant tonton Birane di sant aussi yaayu Matar Diouf maa ngi seede ci sa kanam wayjur Matar xam naa ni ku la xamul rek dafa la fréquenté wul mais nit ku am jom mooy Matar Diouf nit ku bëgg waaw góor nit ku mën a sonn si nit koo xam ni c'est un homme de défi ku gëm boppam yàlla def na 2017 bi mu nekkee fii tête de liste CPGE ma ñëw waxtaan ak Matar Diouf ne ko man de li ma gis ci élection yii man jàpp naa ne ndamu Serigne Abdou Aziz Al Amine moo la war a gën a ndamu keneen ku mu mën doon mu d'accord engagé ak man ñu dem seet le président Macky Sall mu jël taxawu jàppale ba muy dem di jàppale Macky Sall kenn fayu ko 15 jaayul ngorom dafa dem ngir pas-pas dafa dem aussi ngir bëgg bi mu bëgg Serigne Abdou Aziz Al Amine donc loolu mën naa ko seede fii ci kanam nit ñi combat bi nga xam ne si moom lañ porté ma ànd ko la grande coalition And Defar ñi nekk fii ñi nga xam ni tey yàlla def na ñoom ñëpp engagé wu mais Matar combat bi daf ko def combat boppam lépp lu mu laaj su ma gisee su ma gisul mi ngi koy def mi ngi si sonn guddi ak bëccëg si poche am ak su lu mën doon donc Matar maa ngi lay sant si sa kanamu mbokk yëpp maa ngi sant aussi sunu jigéen Fatou Bintou Ndiaye moom aussi militante bu yàgg bu engagé wu di sant aussi doomam Sala mu fi jël kàddu léegi ak le jeune Cheikh Tidiane Mbaye maa ngi leen di sant aussi Maymouna Sow di sant Absa Sow mi nga xam ni tey mooy soxna Ibrahima Sankare maa ngi beral cant aussi kenn ki nga xam ne aussi tamit soxna Lalla Si Dabax moo ñu boole muy Dégène Fall mu am ci taxawaay bu am solo Dégène maa ngi lay sant di la gërëm di yóbbante cant ak nuyoo suñu frère Ablaye Mbaye Diène di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may wér ba mu mën a ñëwaat reprendre ay activité Matar ñëw nañu man ak waa coalition And Defar gis nañu man ak la coalition And Defar dégg nañu man ak waa coalition And Defar bi ñuy ñëw fii ba heure bi jot defe naa ni meeting bi lii ku mu doyul dara doot la doy Matar mën naa wax ni fii suñu xel dal na fi suñu xel dal na ci école 4 ndax tey ay nit yu am valeur ñoo fi nekk ñoo xam ni tey kenn mënul jënd seen conscience kenn mënu leen a proposer lenn bañ tax a jóg fi ñu nekk donc si yàlla defee ñu ñëw fi depuis 18 heures ba heure bii ñu toog di déglu mën nañ wax ni lii vraiment dal na xel li may wax rek mooy ñu gën leen a wax rek ngeen gën a àndaat doon benn ndax jàpp naa ni fi ñu jëm mbooloo rek moo ñu mën a may ndam bu leen kenn perturbé ci ay wax
defe naa ni li ñuy wax naan borom càkk dafay moytu borom baatu neen gars yi amuñu benn débat bu ñu mën a wax bu ñu mën a proposer Tivaouane lu dul benn combat lañ am mooy contre Abdoulaye Ndiaye Ngalgou boo duggee ci réseaux sociaux yi li ñuy xaar comme ni ma koy faral di waxee mooy li ñuy xaar on attend le bilan du maire mais xaaruñu ñu nekk ci réseaux sociaux yi naan Abdoulaye Ndiaye lii Abdoulaye Ndiaye cas importé Abdoulaye Ndiaye lii dama ni gars yi wutal leen vaseline ñu duy seen tànk yi bala ñuy wax dara ndax defe naa ni li ma bëgg ñu xam ko mooy Tivaouane gii waxoon naa ko le 22 mai déclaré sama candidature ñii naan dina dem ñii naan du dem ñuy wax ma xëy déposé sama caution ñuy wax tey ñu ne à 1 mois et demi des élections defe naa ni li Matar wax bëgg bëre bañ bëre rek defe naa ni li Matar wax lay dëggal Matar ñun ku ñu xam-xam yu Tivaouane moo ñu ñor ndax defe naa ni depuis 2017 ba léegi ñu ngi ci terrain politique saa yu Tivaouane soxla saa yu Tivaouane jaaxle bu ñu gëstoo Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lañu gis bëgguma sax di wax ci sama bilan ndax jàpp naa ni bañ koy def yàlla lañ ci jiital mais dafay baax li sëñ Abdou Aziz Al Amine doon wax boo nekkee ci mbir mu jaral ay nit ba mbir moom bu mu taxaw nar a jaral nga jàpp ci ba li nga bëgg mu taxaw dama ni bi xale yi soxlaa ñu ni Tivaouane CM beeg lii si dañuy manqué table banc waa dooleel Tivaouane génne benn slogan ni famille bu nekk na nga joxe benn table banc bu nekk 25 000 francs lay jar bi ma ko déggee yaakaar naa ni maa commandé 300 table banc jox ko waa dooleel Tivaouane ñu leen nañ dem yóbbu si lycée bi di def ñu séddale ko si yeneen CM yi bi sunu yaay yi daan jaaxle di dem poste de santé Kër Massamba Sall defe naa ni képp koo xam da nga bëggoon def visite échographique il faut nga dem ba Thiès fukki bunt bi ñu ñëwee yaakaar naa ni loolu fexe nañu ba dindi ko fii képp ku yàlla def nga nekk diggante bi wérul booy def visite échographique si poste Massamba Sall bi nga ko defee je pense que loolu dañ koy sant yàlla. Tivaouane nag yaakaar naa ni am na lu ñuy wax depuis bërki démb depuis semaine passée muy les 7 merveilles maa ngi jox rendez-vous ñëpp incha allah à partir de mercredi prochain jour caravane bi dinañ commencer def ay projections sur les 7 merveilles ngeen xam li les 7 merveilles signifié ak lii les 7 merveilles li nga xam moom lañu yéene pour Tivaouane ndax jàpp naa ni tey booy dugg Tivaouane amul dara lu lay wan ni bu dee gan nga si dëkk bi dugg nga Tivaouane di nga dugg ba génn doo xam dugg nga Tivaouane léegi na ñun si les 7 merveilles proposé nañ les 4 portiques d'entrée de Tivaouane booy dugg Tivaouane di nga xam ni dëkk bii yaa ngi dëkk Maam Seydi Hadji Malick Sy booy jóge Dakar ñëw di nga ko gis booy jóge Ndar di ñëw di nga ko gis booy jóge Touba di ñëw di nga ko gis booy jóge Mbor di ñëw di nga ko gis defe naa ni marché bi fi mu nekk ku fa dem xam ne marché boobu turu marché rek la ndax am na cantine yu bëree bëri yoo xam ne ña nga fa tëje ndax ñàkk hygiène moo tax nit ñu bëree bëri mën ñu fa dem jàpp nañ ni nag dafa jot ñu taxawal benn marché bu bees marché boo xam ni tey ku nekk bu dee da ngay jaay légume ak secteur bi ñu lay teg bu dee da ngay jaay tissu ak niveau bi ñu lay teg bu dee da ngay jaay leneen ak fu jën da nga lay am fu lay teg marché boobu ñu ngi ko fas yéene tuddee marché central Mame Fawade Wele yàlla def na aussi fi stade bi nekk stade Moustapha Niang stade bi yaakaar naa ni Tivaouane soxla na infrastructure sportive bu méngoog jamono
pour permettre jeunesse bi ñu mën a épanouir mën a def li nga xam ne moom lañ soxla pour que suba Tivaouane am ay joueurs professionnels yoo xam ne tey dinañ leen dégg ci championnat yi nekk ci bitim réew. ñu am projet stade bu bees taxawal benn stade bu bees bu ñu tuddee stade municipal bu Moustapha Niang jël fi stade bi nekk ñu délocaliser ko def fa benn université bu bees bu ñuy woowee université Mame Seydi Hadji Malick Sy université du savoir. donc sur les 7 merveilles incha allah bu mercredi defe naa ne dinañ xam les 7 merveilles lan ak lan la mais Matar daal ñu ngi lay wax ni suñu xol sedd na ci mobilisation bi wax naa ni fii moom xaw ma lan waaye suñu xel dal na fi te defe naa ni meeting bu mel nii ba heure bii kenn bu jouwul jàpp naa ni ñun suñu tëddee mën nañ nelaw mën naa wax daal fii moom toj na waaw fii moom Matar yóbbu nga ko niveau boo xam ne defe naa ni pour ñu dab la si Pa Moussa am nga défi bu mag a mag ndax defe naa ni li ñoom Matar ak ñoom Abdou Aziz Sall ak gars yu baax yi nga xam ne ak soxna yu baax yi ñu ko seexal wane fii jàpp naa ne Matar yégal nga niveau bi donc ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay sant di ñaanal yàlla na yàlla taxawu leen li ñu bëgg yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam ba incha allah le 23 janvier à partir de 14h waxuma sa 18h suñu xel mën a dal ñu mën a toog suñu kër dem ñibbi 18h ñu mën a commencé déglu bàcc yi donc maa ngi sant aussi Ndeye Samb Mbour